Ok, amis chers internautes de Baol Times TV, vous êtes sur votre émission Table Ronde. Comme ni ñu ko waxaloon chaque jour ñuy invité ay invités de taille ñoom fii ci table seen numéro de Table Ronde Adjaratou Mously la ñuy dalal tey di premier adjoint maire ñu réélu ko récemment di tamit journaliste aussi tamit nekk chargé de la communication du conseil départemental de Diourbel. Adjaratou Mously ñu bàyyi la nga présenté wu ak internet yi. D'abord maa ngi lay nuyu. Di nuyu Mor Sène mi nekk suñu kanam. di nuyu tamit population Diourbel yëpp rawatina population bu commune bu Ngoye Mbayar bi nga xamante ne wax nga ko ci sa ndorteelu kaddu ñoo tax tey jii su may wuyoo madame le maire ndax nekk première adjointe au maire de la commune de Ngoye ñoom ñoo tax man maa ngi tudd Mously Mbengue ñu gën ma xamee ci Adja Mously Mbengue nekk journaliste de profession ci rajo Baol FM nekk ci biir conseil départemental bu Diourbel nga xam ne foofu également maa fa nekk chargé de la communication ci élection locale yi yu 23 janvier 2022 yi ñu génn ma nekk première adjointe au maire de la commune de Ngoye. Adjaratou Mously bala ñoo xuus tuuti ci wax ji dañuy faral di gis journaliste toujours dafay xaw a neutre ci yenn détails yi ñu gis la nga def politique lan moo la poussé nga dugg ci langue politique bi. Merci beaucoup Kébé laaj boobu dafa nekk laaj boo xam ne damay sawar lool ci tontu ci ndax bu ñu nee journaliste taskatu xibaar askan bi moo tax kon dafay liggéeyal askan bi ñu ne politique également c'est l'art de gérer la cité kon da ngay liggéeyalaat askan bi kon boo jëlee liggéeyal askan bi fee boole ko ak liggéeyal askan bi fii defe naa ne nekk na ñaari mbir yoo xamante ne mën nañu ànd journaliste nag dañ ko tàggat mu am li ñu naan éthique ak déontologie quelles que soient les circonstances dangaa war a tëddee njaaxaanaay waaye nag dem nekk journaliste boole ko ak politique tekkiwulu ne yow comme far naa fii ci wàllu politique da ngay ŋàññ beneen parti bi nga xamante ne faroo fa wala yeneen tooguwaay yi nga xamante ne ñoo ngi fi di yëngu ci wàllu politique parce que comme lu may wax rek man nit ñi ñooy wax politique mais man moowu politique sax parfois dama koy jël ma teg ko fee bu ñu nee Mously day politique dama ne naan Mously plutôt c'est une femme de développement mooy lan dëkk ci dëkk bi juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màgg ci dëkk bi gis li askan bi di dund nga ne man kat yàlla bind na ma may ma xel ak xalaat may ma kattan waaye tamit may ma bëgg-bëgg ak ngëm-ngëm comme maa ngi liggéeyal askan bi di leen jox xibaar di leen yee di leen gindi di leen jox information yu ni mel waaye tamit damay wuti leen indil leen loo xam ne dañ koy jëriñu loolu nag ci suñu Sénégal bi ñëpp xam nañ ko mënoo koo def ca na nga ko bëggee ci duggoo ci wàllu politique yëngatuwoo ci wàllu développement moo waral dëkk ba ma dëkk ku nekk xam na ko maa ngi dëkk Tawfeex nekk dëkkub Serigne Fallou Bachir Mbacké ma juddoo fa ñu xam ne dëkk boobu noonu njàngum nasaraan sax ci samay jamono taxul mu demee fa noonu ndax dama koy rappeler souvent man maay la première personne nit bu njëkk bu fa njëkk am entrée en sixième njëkk fa am BFM njëkk fa am baccalauréat njëkk fa nekk étudiante njëkk fa nekk journaliste njëkk fa nekk madame le maire. muy loo am solo. c'est pas évident mais lu may wax chaque jour duma ko ndamoo duma ko doxe duma ko waxee ndax yàlla mooy dogal ci nit ba may topp ci naaj bu tàng bi di jàngi am na ñu ma doon bàyyi ci seen keru mimaa yu sedd yi ñuy waxtaan di naan ataaya peut-être seeni waajur ñoo amutoon xel wala koom-koom wala moyen duggal leen école ñu jàng man tamit taxul samay waajur amoon moyen yooyu ak koom-koom googu ngir dugal ma jàng mais man tamit bañ naa ko man moom damaa mës a bëgg école dama doon wax naan daaw dinaa dugg école maanaam déwén boobu comprendre gu ma lan mooy déwén ak daaw dama naan daaw dinaa dugg école. loolu mooy détermination quoi. waaw mooy sama détermination ca laa dem dugg école mu metti ñu naan njàngum jigéen yàggut. parce que xam nga dafa metti nga nekk ci zone boo xam ne da nga bokk ak ñu bari école ñoom ñëpp ñu dem ba bàyyi tu restes la seule personne di jóge Tawfeex dox ba
école CSN mu pare nga jóg doxe Tawfekh ba sem annexe LTAB nga pare foofu noonu di doxe Tawfekh ba lycée d'enseignement général bu Diourbel ma def fa seconde première quitté fa defee sama terminale école privée Cheikh Fall Baye Gour pare fa ñu orienté ma université virtuelle du Sénégal ma xam ne njàngum université man virtuel mën naa ko boole ak beneen formation ca laa dem def journalisme et communication nga xam ne ba ma nekkee xelew mbirum communication dafa nekkoon mbir mu ma neex maa ngi koy fàttaliku ci jamonoy Sud FM nekkoon na rajo boo xamante ne bi ma toogee bi benn jour ma ñëw gisee ak Adama Ndiaye je me suis dit waaw kon man Adama ba ma koy dégg kii mooy Adama Ndiaye dama yàggoon a passionné wu ci wàllum journalisme ba ma ko defee génn ci may dem di dikk nekk journaliste ñu may woo couverture femme tel dëkk dañ leen di defal lii ndaw yi tel dëkk dañ leen di defal lii jeunesse ba ñu ngi leen di defal lii formation yi financement yi ma toog def jàngat ci sama bopp sama catu karaw bopp ba ci suuf je me suis dit que man lii ndaw ñii di am lii jigéen ñii di am lan moo tax sama dëkk ba ma dëkk di Tawfekh mënuñu koo am ma ne xaar leen ma xool doxalin boo xam ne dama koy yokk ci sama doxalin bi ca laa dem ma tëgg benn mouvement boo xam ne day yëngatu ci wàllu politique mu composé nag en majeure partie ay ndaw ñoo ci fees mais ñun dëkk nañu dëkkin boo xamante ne ni ay ndaw lañ teg benn kuréel mais fu ñu woowee suñu yaay yi ñu teew fu ñu woowee suñu papa yi it ñu teew ndax dañ ne peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagge kon ñun ay ndaw bu ñuy daje kese di nas di nocci du saf buñ ci boolewut suñuy papa boolewuñ ci suñuy yaay wante itamit boole ci suñuy kilifa diine yi ndax musli du jekki-jekki rek taxawal dara sans ndigal gannaaw boo tàggoo sa way juru góor tàggu sa way juru jigéen am nañu wasila ku ci mel ni Serigne Fallou Mbacké dox nañu ba ci doomam bu ñu naan Serigne Abdou Akim Mbacké nga xam ne moo nekk sax chef de village yu Tawfekh waxtaan ak moom ci projet bi yi nga xam ne nal nañu ko ci village yu Tawfekh moo waral ñu taxawal suñu kuréel gi di mouvement. mu mel ni d'après li nga expliqué. Mously démarche bi mu jël si politique ak ñeneen ñi niñ doon doxalee politique dafa mel ni dafa uute. voilà uute na parce que man du ma def politique politicienne mooy lan xool foo xamante ne ni mën nga ne cëb rek dal fa am xaalis man dama ne leen bu fekkoon am xaalis moom mooy dugal ci politique du ma dem ci politique macha allah li ma manqué nag bëri na maa ngi sant waaye teewut maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi liggéey di fayeeku weer di satisfaire samay besoin di ci satisfaire samay wayjur ak képp koo xamante ne dëkk na ak yow defe ne lii ma am war nga cee mën a jëriñoo parce que dama lay préciser quelque chose ba ma nekkee même étudiante di am sama bourse étudiante bu ma ko fayeekuwee am na lu ma ci doon denc bu école ubbiwee dama koy jënd ay fournitures scolaires jox ko élèves yi nga xam ne dañoo dëkk ci sama zone te amuñu moyen dem ci seen école fayal leen inscription bu ñuy ñëw pour fay dañ naan leen telle personne jaar na fi fay na inscription wala ma jënd ay fournitures scolaires dem jox leen ko ci suuf bugguma woon nag di def dara lu fës mais bu ndaje amee mooy waral koo defal lu baax dina ko wax ay extrait de naissance nit day am problème mu extrait damay ñëw gàddu sama saak di dugg ak génn vous pensez que sama yëfi bopp laay lijjanti mais déedéet dañ may jox ay këyit may dem di dikk di lijjanti ba mu sotti duma ci laaj kenn ab dërëm ma defal ko te yàlla rek tax ci laa toog nag ñu ne ma politique de boo koy def loo ciy mën di def da nga koy fësal ñëpp xam ne yaa ngi def lu baax mais man sama principe mooy lu may def yàlla laa ciy jiital yàlla tax mooy waral sax du may bëgg di fësal kon politique de développement laa indi jàppale ndaw ñi ci ay fournitures scolaires malgré mes maigres moyens awma doole bi mais maa ngi koy jéem ku ci am problème mu këyit ci extrait de naissance carte d'identité lu ma ci mën ak financièrement lu mu laaj ma def ko ci ak it bépp lijjanti ñi nga xam dañuy am problème ci côté bourse de sécurité familiale yi bëgg ku leen lijjantil et tout damay sol sama daal ndax nag journaliste moom defe naa service technique yi fi nekk yëpp am nañ ak ñoom des relations suñu amee lu jafe lu ñu bëgg a lijjanti dox mën nañ la doxal demal la ci préfet doxal la demal la action sociale lijjanti ak ñi nga xam ne dañuy toog ba suuf sedd ñu ñëw gise ak yow gis la seen soxla nga def ko te yàlla rek tax man loolu mooy sama politique. waaw loolu mooy sa politique toujours dañuy topp principe yi li la boole ak docteur Bernabé doonul lu hasard. non xëy na peut-être bëri woon na yeneen candidats yi fa nekk pourquoi le choix avec le docteur Bernabé. C'est une très bonne question et belle même question parce que docteur Bernabé Gningue dama koy fàttali mooy le conseiller technique du ministre de la santé et de l'action sociale nekk coordonnateur bu programme national bi xeex lépp lu jëm ci saqat su tar si di tuberculose. docteur Bernabé man dama créé benn mouvement politique di yëngatu ci social. bi mu nekkee Kaolack
j'avais un père sama benn magu papa bu dëkk à Kaolack. di liggéey ci hôpital régional bu Kaolack. kooku ba mu fa nekkee di liggéey docteur yi nekk Kaolack ci lañ xamante. mais bu leen fàtte ne docteur mu ngi dëkk ci village bu ñu naan Ñiñax. bokk ci commune Ngoye. te sama maam bu góor fa la jógee dëkk si Tawfekh. kon man ak Bernabé sama papa la mën naa ne sama papa la ndeke ñun ñoo bokkoon mais benn suuf bu ñu dëkkoon. moom ak sama benn magu papa ñoo daan ànd di sàmm. ñuy jàngi bu ñu wàccee dem sàmmi. docteur Bernabé. mu nekkoon aéroport international Léopold Sédar Senghor def Kolda def Tambacounda yooyu yëpp nekk ay médecin chef. donc sama papa bi maa dem Kaolack séminaire ba may ñibbi mu ne ma il faut ñu waxtaan ma ne ko waaw mu ne ma monsieur dama gis ne yaa ngi yëngatu ci politique donte sax waxoo ma ko ndax ñu bëri nee nañ yow daal yëfu mbirum développement rek ngay def. waaye de am na ci sa benn mbokk boo xam ne docteur Bernabé la tudd. dama bëggoon élection yii di ñëw de maa ngi dégg ne day nekk candidat. ci commune Ngoye mais man mosuma xam docteur. mosuma ko gis mosuma ko xam. expliqué ma mu ne ma xam nga ko ma ne ko non kooku xaw ma ko. ci laay toog ñu waxtaan ba pare ma ne ko man de politique. du ma ànd ak politique ak nit ndax dañoo bokk. du ma ànd ci politique ak nit ndax dama ko xam nga lu may àndee ak nit. sama combat koo xam ne leer na ma ne sama combat am la. sama dëkk man bu njëkk bu may politique. na ma yeneen village yi baal de xalaatuma woon yeneen village yeegun de prime abord sama village Tawfekh moo ma njëkkoon tax ma créé loolu. sama base Tawfekh fa ma juddoo. yow fa màgg fa ba toll nii ma toll mosuma ko génn. loolu moo ma njëkk a sóob ci politique nan laay def ci jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel lu ma ci mën a def. ca la ñu waxtaan ma ne ko waaw bu ma demee ba xalaat waxtaan ak sama ngi gannaay dinaa la revenir. bi ma ñibbi siwee di xalaat ci laa ne non man xam naa docteur xam nga kan la. mais du xam-xam bi tax ñuy xam nit. y avait un jour docteur Ndeye Maguette Ndiaye organisé journée de consultation gratuite. kër gu mag. defaale woon tournée ci autorités religieuses yi fi nekk ba ñëwoon na Tawfekh jour boobu. ba visiter suñu poste de santé ba ñu fa mettre en place. oto bi ma duggoon ñun bi ñuy def tournée bi ndeke auto docteur laa duggoon. man ak Alex mun ngeen a woo Alex Diouf xam ngeen Alex. man ak Alex man maa ne ci ginnaaw Alex ak ñoom ñaar ñu nekk ci kanam parce que promotionnaire Alex la. idée yooyu bi mu ñëwee ci laa ne xam naa ko kooku la woo sama papa bi expliqué ko mu ne ma certainement ñii la demee. mais man ma bàyyi mu sedd dama toog ba un bon jour mu woo ma téléphone ne ma dañ ma jox sa numéro. telle personne Kaolack ma ne ko sama papa la. mu wax projet am dafa def nangam bëgg a def nangam ma ne ko ok loolu du waxtaanu téléphone bu bés boo duggee Diourbel ñu gisee ñu waxtaan. benn jour laa toog mu woo ma ne ma maa ngi Diourbel ñu dajee ñu waxtaan. ba ñu waxtaanee ci ba pare ma ne ko ma ni dama am base am ginnaaw. lii nga ma wax dégg naa ko. bu ma delluwee man tamit ci sama base ndax man dañ maa jiital rek moom ma mouvement bi dañ ma jiital donte maa amoon esprit créé ko di doxal et tout mais bu ci ñi ci sama ginnaaw jàpputoon defe naa du sotti ndax man kese mënuma nekk fépp mënuma lépp tamit. ñu waxtaan ba ma ñëwee waxtaan ak sama base ma doy leen nag. pour vous dire que man ñi may àndal en matière politique dama leen a doy ba bu ma waxee ñoom amutut réflexion comme seen réflexion yi dañ ko tëj rek. accepté nañu. xëy na si li leen wan la quoi. voilà parce que man je suis quelqu'un boo xamante ne bañ naan dama naqari deret mais pas question naqari deret dama du tricher. du ma nëbb sama jikko man tey nga may xam sama jikko tey. ñu continuer ci xam naa peut-être loolu moo leen doy ba tax lu ma leen wax sax duñ ci am arrière pensée. ma déggante waat ak moom ma ne ko ok nangam ñu waxtaan. lii moo ma boole ak docteur. campagne ñëw investiture déjà moo ñëw ñu investir ma ci liste yi. yàlla mi ma tiim xam na ni deuxième position bi ñu ma def ci liste proportionnelle bi sax. bañ ma fay def man maîtriser wu ma woon loolu. parce que ñoom ñu ngi doon investir xam nga kañ laa dem ci bi ñuy investir dernier jour bi nga xam ne la ñu war a jël dossier yóbbu ko Ndulo déposé ko. la ma benn gars woo ku ñu naan Gabriel Ndour ni ma musli ñu wal xool ni ñuy defaree liste yi pour nga am ci tuuti connaissance. ci guddi gi ñu ngi daje ci suñu benn kër doyen. ñu defar liste yi ba 4h du matin mu ñu fekk Ndulo ñu déposé ba ca suba nga la ma docteur woo ne ma musli gis nga fi ma la positionné fekk liste man gisoon naa musli deuxième position liste proportionnelle. ma ne ko waaw mu ne ma loolu ça signifie que même su ma gañewut yow am nga 1000 chances nekk conseillère
affaire bi nii la demee mais boobu sax pour yow ñu positionné la fii wala faa lii lay tekki yàlla mi ma tiim xam na ne nekkutoon sax sama xel. nekkutoon sa xel gis nañ ngeen battre campagne def seen lépp lu leen waroon. seen diggante ka waa Ngoye. yàlla dogal na xëy na peut-être gagné wu leen. ndax tiré ngeen ay conclusions wala soit lan moo doonoon seen bilan si loolu. voilà damay remercier encore population bu Ngoye. ndax bu leen fàtte ne Ngoye 51 villages la juróom fukki village ak benn kon Ngoye nekkatul dëkk bu ndaw à part commune Diourbel bi ci département bu Diourbel commune bu Ngoye moo ci gën a rëyati ñu dem battre campagne wax dëgg fekki askan bi waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom itamit ñu wax ñu seeni soxla wax ñu seeni bëgg-bëgg luñ ci mën a saafara ci saasa ndax yenn saa nga dem ci dëkk yoo xam ne dañ lay wax doléance yoo xam ne bu fekkee ne yow doomu aadama nga suba mën ngaa dem nga satisfaire loolu parce que dama naan nit nekkul ne danga may fal ba pare ma doog laa defal kon dafa mel ni affaire u njënd ak njaay daf ci am man bu ma ñëwee ci benn dëkk ñu ne ma lii ak lii ma xool carrément que lii mën naa ko dama koy def ndaxte kat yow li nga yor ba mën ko def mayoo ko sa bopp yàlla moo la ko may ñi fi nekk bëri nañ mayu leen ko mu may la ko kon loolu rek sant yàlla la ñu def ko dem battre campagne ba jour élection ñu dem ci élection yi ba résultat yi tombé ñu gis ne kat am na beneen parti boo xamante ne moo gagné waaye nag ñun coalition jàppoo liggéey Ngoye ñun nag ñu ngi bokkoon ci benn coalition boo xam ne dañ ko tuddee convergence patriotique pour la justice et l'équité nay leer mais ñun au niveau de Ngoye ñu tuddee ko jàppoo liggéey Ngoye ma jàpp population Ngoye jàpp docteur jàpp ñi mu investir jàpp ñun ñëpp ñu boole suñuy loxo liggéey Ngoye àndandoo liggéey ndax dañu ne woon ñun bëgguñu woon de teg am candidat équipe municipale moo nekk suñu objectif ñu équipe municipale kon bu fekkoon docteur moo falu duñu ko bàyyi mu toog ci fauteuil bi doon buur di bumi ça veut dire que kon équipe municipale la ñuy mettre en place boo xamante ne nii ku ci nekk am na rôle boo xamante ne da nga ko ci war a jouer pour l'intérêt de toute la population de Ngoye gagné nañu mais yoon yemul ci benn ndax population bi ñoo def seen choix néewuñu dañ ñu bañ mais mbirum élection moo mel noonu ndax kat bu fekkoon ne population Ngoye bëgguñu suñu programme convaincre leen du ñu dem nekk deuxième position ci élection yi ndax kat commune Ngoye bu leen fàttale 9 candidats ñoo nekkoon à la quête pour jot mairie bu Ngoye te 9 candidats foog naa ne buñ ko amee ci département bu Diourbel commune yu ko am mën nañ ne Ngoye moo ko am. si voilà. waaw sa ginnaaw bi waa Ngoye defee li leen war yéen ngi def li leen war. ñu gis Mously ñu def le premier adjoint au maire Mously jour boobu lan nga yëg. ñaari sentiment daf ma animé. premier sentiment bi mu nekk sant yàlla bu baax. ndax nga nekkoon ci beneen parti opposition. dem campagne quelles que soient les circonstances ay opposants lañ nekkoon donte nekkuñu ay opposants nii mais bu ñu demee ci wàllu politique nag ku ci ne tëgg sa mbiru bopp ay opposants la ñu waxoon la ñu nekkoon loolu dama koy nangu nga dem ànd ak nit campagne ñëw ñu gañe ñu beneen maire gañe woo la ba nga ñëw mu waxtaan ak yow pour ngeen ànd liggéey sentiment mbégte boobu xam nga lan la sant bu baax sama coalition di jàppoo liggéey Ngoye ndax ñun jàppoo liggéey Ngoye booba am na nu ñu doon campagne am na nu ñu doon waxee ci population bi wala ñu wax ko ci suñu digganteeg suñuy naataangoo candidat defee naa ne bu élection passée jàppoo liggéey Ngoye coalition boobu day fay day mel ni safara su doon tàkk ñu sotti ci ndox mais am na nu ñu campagne am na nu ñu demee ci population bi am na nu ñu waxtaanee ak population bi 9 candidats yi nga xamante ne ñoo nekkoon à la quête de la fauteuil am na noo xamante ne lañ seqoon ak ñoom jàmm ak salaam ndax coalition jàppoo liggéey Ngoye avant ñuy dugg ci campagne bi dañoo organiser benn conférence bu rëy Ngoye woo ci 9 candidats yi nga xamante ne yépp ñoo nekk ci commune ngir ñu pré-campagne ci jàmm campagne ci jàmm dem ci élection ci jàmm ndax bu loolu yépp jàllee ñun ñépp dañoo nekkaat ay doomi Ngoye kon politique warul tax ñu xasante politique warul tax ñu xuloo politique warul tax ñu wax suñu morom luñ ko warul wax ndax bu politique bi jàllee ñoo bokk ndey bokk baay doon ay mag doon ay rek ndax booy xool candidat yi ñoom ñépp sax
boo ko toppee am na lu ñu bokk ci seen ci affaire famille. kon je me suis dit que ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ay responsables politiques ñeneen ñi nekk ay militants ñun duñu dof di xulool kenn duñu dof di xeexal kenn ndax ñoom ci seen jàmm ak salaam la ñu seq. jàmm ak salaam la ñu seq nan nga gisee idée parité bi nga xam ne vraiment respecté nañ ko ci conseil yi. dama koy saluer bu baax ndax man dama doon wax naan même sama candidat moom bu gagné woon parité boobu noonu dama ko fay combattre. dañ koy respecté ndax nag musli benn côté bi def naa tuuti droit musli xaw na nekk une juriste xam naa ci tuuti participer également ci ay séminaires yoo xamante ne association des femmes juristes du Sénégal ñoo ko fi def malgré bi ñu koy def investir nañu liste yi ba pare mais teewut participer nañu ñu ñaax ñu gën ñu booster pour que équipe municipale yi ñuy mettre en place parité ba ñu daal di koy respecter bi ma candidat bi woowee ñu waxtaan ma saisir ci ñi nga xam ne laa war a saisir ngir mën ko ne waaw dem ànd liggéey nag ak moom liggéey politique passé na man dépassé naa politique liggéey laa wax pour Ngoye ñu ànd ak liggéey ba ñu demee bureau bi ñu war ko mettre en place autorité administrative yi ñoo ngi fi ñoom ñoo fi nekkal état du Sénégal ñoom projet ak programme boo xamante ne tëgg nañu ko wala loi boo xam ne xaatim nañu ko ñoom ñoo ko war a doxal au bénéfice de la population le sous-préfet de Ndoulo macha allah chapeau à lui ak son adjoint ba ñëwee ñoom ba ñu tegee dispositif yi la ñu xam ne le maire ki ci sës rëkk jigéen lay nekk muy première adjointe au maire bañ ko defee ñu dem ci salle bi y avait les conseillers bi ñu ne poste première adjointe au maire ma postulé ca laa jàll nekk première adjointe au maire ma ciy sant nag bu baax di gërëm duma ko fàtte Serigne Modou Ngom mooy le candidat gagnant nekk l'actuel maire de la commune de Ngoye moo nekkoon ci parti PRC parti républicain citoyen moom mu nekk tamit d'après li ma gisagun ci moom un jeune bu dynamique un jeune boo xamante ne suñu ko jàppalewee dina liggéey ndax ba ma woowee daf ne ma li ma dugal ci politique xaw ma ko sax moom dafa gis fi Ngoye toll mu bëgg ko yóbbu ci kanam loolu rek moo ko ci dugal te mu ne ma yow tamit ma gis ne da nga taxawal benn mouvement politique ndax dafa la am lu naqari sa dëkk wala loo bëgg a andi ci sa dëkk ngir mu développé wu te ñun nag bu leen fàtte ne ay ndaw la ñu ñoo bokk génération mu ne pourquoi pas ñu mën a ànd dem liggéey man ma xam ne coalition ba ma nekk jàppoo liggéey Ngoye la ñu wax buñ ma woowee ci liggéey ma bañ kon man gëw ma woon la sama coalition tëgg parité bi ñu respecté ko ma nekk première adjointe au maire deuxième adjoint bi nekk góor troisième adjointe bi nekk jigéen quatrième adjoint bi nekk góor ndax bul fàtte commune Ngoye am nañu 4 adjoints au maire ndax population bi ci élection yi primo votant yeeg ñi nga xam ne dañuy voté ñu bees dafa yokku ba tax ñu jógee ci 3 adjoints yi ñu amoon am 4 adjoints. D'après loolu gis nañ dernier recensement yi ñu jàpp ne Ngoye compté na 20 697 personnes. ci dernier recensement yi. ak 1971 ménages. ana nan ngeen fas yéene jàppoo pour mën a émerger population Ngoye. jëmale kanam population Ngoye defe naa ne du nekk le maire kese moo koy def. du nekk première adjointe au maire kese moo koy def wala équipe municipale bi. population Ngoye ci boppam ñooy jàppoo ñu liggéey Ngoye. sama turu coalition bi day ñëw chaque jour. fu ñu mën di dem. ñun ñëpp population Ngoye ñooy jàpp liggéey Ngoye ndax tey ji bu ñu jógee war a defar dara benn dëkk bu ñu naan Joxoba bu ñu fa demee ñun dong dugg ci suñu oto dem wàcc bu ñu population ba accueillir wax ñu lii moo fi manqué lii moo fi manqué nii lañ bëgg ngeen defalee ñu ko nii lañ ko bëggee ngeen defalee ñu ko est-ce que kon lañ fay def dina am réussite village ba ñuy fekk ñooñu ñoo ñuy dalal ubbil ñu seeni loxo ñu taataan ñun nag dañoo war di wax lu tuuti di déglu lu bëri mooy lan bu ñu demee wax li ñu kii déglu askan bi ñu wax li ñu bëgg ñu defal leen ko ak naka la ñu bëgg ñu defarale leen ko tey tamit boo demee ci dëkk di fa defar dara doo jël ay nit foo ngee leen wala fu nekk ñu ñëw def dëkk ba nga dem pour defar ko du ñàkk nga am fa ñoo xamante ne am nañu expérience def nangam ak nangam ak nangam ak nangam bu ñu doon tey ji dañoo bëgg de ñu gasal ñu teen wala suñu teen bi dafa am problème mais yéen ci seen biir population yi xool leen ku mun a gas teen xool leen ku mun a tabax et tout
employabilité du judd foofu noonu mais boo jéggaaniwee ca biti ñëw jël ñeneen ñu liggéeyal ñooñu peut-être sax liggéey ba nana ko bëgg mën na bañ a am ndax ñoom bu ñu yoralee seen projet bopp liggéeyal ko seen bopp defe naa ne nañ ko liggéey bu mucc ayib ñu def ko ci village A def ko ci village B def ko ci yëpp defe naa ne kon dinañ liggéey Ngoye. Deuxièmement mandat maire yi 5 ans la juróomi at dama koy wax nag bu leer mënuñu xëy tey ñu bërët rek dem liggéey village yëpp dafa war yëpp ñu def ko da ngay voter budget année bu jot da ngay def sa orientation budgétaire dëkk bu ci nekk village bu ci nekk amoo bu ci nekk nga càmbar lan moo nekk seen i bëgg-bëgg càmbar seen bëgg-bëgg booba ca ngeen di xool ne lii mooy priorité maanaam lii lañ war a njëkk a def ndax mën nga ne ñee de bëgg naa leen defal yoon ñu ne boo ñu defalee yoon te amuñu tata bu ñu dugg kon tata ba ñëw na war a jiitu kon chemin ba nga leen war a defaral wala kii yoon ba nga leen war a defaral donc nga classé ko par priorité boo ko defee ci dëkk yëpp ba ñu daj ci nga ne nag dëkk bii la dëkk bii lii lañ fa war a def lii lañ fa war a def bu ci ne ak période ndax tamit mënoo recenser priorité dëkk yëpp ñëw dóor ko tey mu daanu de ndax nag projet ak programme loo mën di gis dafa am durée da ngay def lii di def lii di def lii di def lii loolu bu jàllee nga programmé waat ndax ku ci ne da nga cee bëgg xaalis bi bariwul te ku ci nekk da cee bëgg te bu ñu yaakaar ne budget bi mairie di am kese mën na satisfaire soxlay juróom fukki village ak benn dina jafe mais nag équipe municipale bi maire bi nga xamante ne moo koy doxal maire boobu war na dem am ay partenaires wër ay partenaires dem bitim réew lijjanti ay partenaires ñooñu am luñ ko jàppalee ci commune am ak itamit état du Sénégal bu leen fàtte ne am na projet ak programme yu bari yoo xam ne teg na ko fi yuy jàppale communes yi rawat na itamit commune rurale yi dégg ngeen fi ay PACASEN rural yooyu yëpp ndax tey boo nee damaa bëgg ñu électrifier ma village ab dëkkub lëmm budget commune est-ce que mën na ko électrifier peut-être mën na am raccordement yi mu def mais la ca des mën nañ ko jaare ci benn programme mu état du Sénégal wala projet su ko defee village boobu noonu mbébét yooyu ñu bëgg mu mën a daal di saafaraw. voilà mbébét yi mën a saafaraw mu mel ne liy duuf si cin li xaju liy duuf si nag yi xaju si cin li. ñu ngi signalé booba léegi nekk temps bi dafa mat. waaw mos ana lan ngay tàggatoo. li may tàggatoo di leen remercier bu baax a baax yéen waa Baol Times parce que lii mooy wane ne. jàmm ji déjà am na jàppoo bi am na te it liggéey bi am na kon jàppoo liggéey bi yematut Ngoye mais dañ na jàppoo liggéey Diourbel ndax communes yi également dañoo war a am ouverture ci département yi ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal directeur bi Mor Sène di ko jaajëfal bu baax di jaajëfal population Diourbel particulièrement population Ngoye Mbayar ak i tamit sama waa dëkk di Tawfekh di fàttali nag nekkatuma musli bu Tawfekh kese léegi man la musli 51 villages yu Ngoye 51 villages yu Ngoye ñoo ma moomati waaye nag Olof Njaay nee na béy ci sa weewu tànk voilà fas yéene bokk ak ñoom projet yi programme yi investissement yi di dalal seen xel ne yàlla xam na ne am nañu yéene ci ñoom am nañu yaakaar ci ñoom nañ ñu jàppale leen billaahi dinañ soppi Ngoye. billaahi dinañ soppi Ngoye loolu la tàggatoo ñu leen di remercier bu baax di ko remercier di ko sant di ko gërëm si facilité bi xëy na temps bi bëriwul. mais ñu ngi lay encore di la féliciter bu baax a baax. di la ñaanal fi nga nekk muy adjoint maire bi suñu borom suturaal la fa bu baax a baax. amiin c'était Mously Mbeng wala Adja Mously Mbeng di taskatu xibaar waaye tamit nekk chargé de la communication du conseil départemental. waaye tamit nekk premier adjoint au maire de fële sa Ngoye. C'était votre émission Table Ronde avec Kébé le maire. Merci beaucoup.